RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewu Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Seydou Gueye salaamaaleykum. maaleykum asalaam wa rahmatullah. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène bi ñu fas yéene àndal ci waxtaan wi Seydou Gueye yaay ministre conseiller en communication présidence de la République. bés ni weer wee weesu di mars le 2 mars ci la Sénégal njëkk a am coronavirus ci biir réew mi tey di 2 avril kon mat na weer ñu ngi ci daanaka lu jege ñaari téeméeri cas ndax xayma gu mujj gi démb en attendant bu tey bi xayma ak démb gi 190 cas la ñu wax am na ñeent fukk juróom yu ca wér 45 am ku ca faatu am ku sàkku ñu évacuer ko dëkkam ba mu cosaanoo kon am na fi ñu toll nii 143 personnes di téeméer ak yéen fukk ak yetti doomi aadama yu tudd l'hôpital am jàngoroy coronavirus. boobaak léegi nag kilifa yi ci njiitalu président public jël nañu ay dogal yu bëri ngir kar wàllaate gi ci réew mi wàllu koom itam dees na ko wax ndax am na plan bu nguur gi nas itam ngir lépp lu jëm ci wàllu matuwaay koom-koom ñu def ko bu ngeen ni xayma fii nu toll xayma gan lay doon. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu nit ñi déglu. bëggoon tàmbalee rek ne ni nga ko waxee loolu li muy war a tekki mooy war nañu sant yàlla bu baax parce que mbir mi moom dafa lëmbee àddina yàlla dogal na nag tey jii am na fuñ ci toll foog naa ni ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram gi dina am janoo ak taskatu xibaar yi bu ci kanamee moom moo gën a yelloo ñëw ci xayma bi ci wàllu paj gi ak mbir mi ni mu demee waaye liñ ci mën a jàpp mooy gannaaw sant yàlla mooy ñaanal ñi nga xam ni yàlla dogal na feebar bi mi ngi ci ñoom ñaanal leen ñu wér ki nga xam ne nag mooy Pape Diouf mi nga xam moom la ñu ràññee ni moom moo ci njëkk ñàkk bakkenam ñu ñaanal ko yàlla teeru ko ak yërmande waaye li ma ci bëgg wax mooy balaa ngay mën a xayma da ngay xam fa nu jóge ak ci dogal yi nga xam ne jot nañ ko fi jël foog na ne bi ci jëkk mooy yebbi bi président yebbi tukki bi mu waloon amal Corée ba mu déggee ni mbir mi jóg na parce que xolam mayu ko woon muy jéggi réew boo xam ni ay sénégalais nga fa feebar bi ne fa. loolu kay daa wóorul sax waaw donc loolu li muy wane ci taxawaay rek mooy président bàyyi na xel ci mbir mi donc ñun bokkuñu ci réew yi nga xam ni dañu weddi woon feebar bi. ñaareelu dogal bi nga xam ne jël na ko mooy dafa amoon sunu ay mbokk sénégalais sunu ay doom sunu ay jarbaat sunu ay rakk yu nekkoon foofu ca Wuhan coow li amoon fi mu ne leen nañ leen bàyyi foofu ndaxte xëy na loolu moo gën te foog naa ni décision boobu mu jëloon indi woon na coow mais ci coppaandaw gi gis nañ ni décision boobu nekkoon na décision bu baax ñu teg ci ay fan yàlla dogal mu woote benn daje boobu la doon sabab bi. mooy gannaaw bi Sénégal amee plan de veille parce que am nañu expérience tuuti ci ni ñuy gérer épidémie yi mu daal di dogal ñu jël benn plan de riposte boobu bi ñu ko xaymaa limoon nañu lu ëpp milliard ak lu topp ci li nga xam ni war nañ ko soxla pour mun taxaw ci la ñu commencé di xool te bés boobu it ci la ñu am sunu cas bi jëkk mu doon le 2 mars bi ngay wax ñu dox tuuti mu commencé yëngatu. mu jël yeneen dogal yoo xam ni yi ci ëpp solo moo doon ñu tere daje yi manifestation ak rassemblement yi ci la ñu tëj école yi demaat tuuti ñu tëj frontières yi plan de riposte boobu biñ ci demee ba tuuti gis mi jàngoro baa ngi dugg si ñu daal di sóoraale li ñuy wax plan de résilience économique et sociale plan de résilience économique et sociale boobu li ko gën a jëmal mooy benn fonds bu tudd force Covid 19 boo xam ne def nañ ci junni ci ay milliards. ci ni ñu ko xayma ñu jël juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards jagleel ko sénégalais yi ci wàllu ndimbal ci wàllu dund ak yeneen xeeti dogal yoo xam ni la ca ëpp solo mooy fexe ba kar ko daal di recommander nag ay taxawaay parce que liñ ci xamagum mooy comme nekk na jàngoro boo xam ne gisaguñu garab bi ñu ne taxawaayu nit rek moo ko mun dimbali parce que du jàngoro boo xam ne mi ngi ci jaww ji nit a koy yor di ko las moromam. ci wàllu cargo nga wax monsieur le ministre am na ñoo xamante ne borom yi xam-xam gis nañ ne Sénégal foofu la lajje ndaxte bi mu jógee rek jàngoro ji Chine am France am nit ñi di dem ak dëkk boobu la ñu waroon dogal yi ñu jël ko tëj frontières yi waaye tamit di saytu mbir yi ñu bëri nee nañ foofu la ñu lajje ba tey moo ñu yóbbee lii.
waaw non xam nga man dañ nekk ci jamono joo xam ni werante du luy war te tollooguñu fu ñuy defee bilan yëpp. déet monsieur le ministre werante kay sax bu ko jaree itam des koy def ndax bu nu déggee yoo xam ni méngoowul ak li am wala mu am jeexi jaaxa faaw nu kilifa yu mel ni yéen nu laaj leen loolu fu ngeen ko tegat. waaw moo tax man leen werante mënul am parce que jëf da ngay xool rek lan mooy sabab bi ak lan lay wut li nga xam ne mën nga ko xool ci décision yi ñu jël ni ko xale yi waxee décision yëpp dañ ko teg ci temps ñaar lay firi. mooy dafay proportionnel ak situation bi te ñu ànd ci ak graduation c'est-à-dire saa yu situation bi laajee ñu gën a jëm kanam ñu jëm kanam parce que yor réew aussi du yeewu rek paniquer affolé wala def lu mel noonu moo tax bi ñu waree jël mesure bu mel ni proposer état d'urgence président daf ko jël parce que boobu mooy li situation bi laaj mais boo ñëwee rek tëb ni damay tëj samay frontière damay ak lii xëy na mën na indi ay difficultés ci wàllu économie. bu ñu ko defoon ci waxtu ka importé yi ñu mu takkarnaase du am de. kooku moom Babacar nañu xool réew yi rek ni ñu wër. ak ni ñuy doxee nañu xool réew yi ñu wër yëpp ak ni ñuy doxee foog naa ni xayma bi teel na li am solo tey jii mooy axe bi nga xam ne président de la république génne na ko mooy jublu ci fexe ba corps médical bi am protection yi mu soxla. am jumtuwaay yi mu soxla te ñi nga xam ni dañu am jàngoro bi ñu traité leen ci conditions yi gën ak conditions yi gën a baax. démb rek la ci mujj fësal ñaari mesures yu am importance benn bi nee na ministre de la santé na jël matuwaay yépp pour prise en charge bi nekk prise en charge bu mucc ayib ci nekkin wi ci paj gi ci li ñuy lekk ak yooyu. ñaareel bi parce que aussi feebar baa ngi fi ñu war ko contenir mais dëkk bi war na continuer également ni muy doxee. tey jii ñu bari seen liggéey am na ay jafe-jafe mooy ñu nekk ci tourisme bi mooy ñu nekk ci transport bi mooy ñu nekk ci secteur aérien bi ñu bare ak entreprise yu bare mu jëlaat beneen dogal ne nañu fexe ba ci jamono jii ñu toll contrat yëpp wéy bu ñu dog benn liggéey donc mbir yi foog naa ni noonu la ñu koy xoolee li ñu war a rafetlu mooy Sénégal teg na benn plan riposte boo xam ni jumtuwaay yi ñu soxla pour paju gi mën a yemb la. ñaareel bi mu teg benn plan de résilience ñetteel bi mu teg fond boo xam ni moom la yaakaare gannaaw kar gi ñuy kar ñu mën a continuer di wéyal suñu développement. léegi ba tey ci wàllu xayma gi ndax junj nga sànq ci laaj bu njëkk bi li nga xam jël ngeen ko ci matuwaay mën nañ jël wàllu saafonte geeg dendente gi ci réew mi ndax am na lu ñuy wax couvre-feu 8 heures ci guddi ba 6 heures du matin kenn warul génn boo ci amul sañ-sañ kayit gu koy wane ni war ngaa mën a génn waaye tëj nañ tam ay juma ndax bañ mbooloo may daje di ñu bëri ànd nañ ci te lu yenu maanaa la waaye nga dem ci yeneen i bërëb lu ci mel ni marché yi ci Sénégal fi ñu toll nii mi ngi mel ni lu kenn mënta nittali ci mbooloo ak na nit ñay jegaayante yoo yooyu xeetu safaan ci dogal yi ngeen jël itam moom nees koy comprendre. waaw xam nga mbir yi moom du jumaa yeeg gàmmu yeeg màggal yeeg ziyaar yeeg appel yi yooyu dañ ci sant yàlla gërëm nag ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi parce que jël nañu responsabilité yoo xam ni responsabilité yoo xam ne jàpp naa ni ci sama xam-xam lu inédit la mën naam xëy na ci par le passé mosoon naam waaye man wóoruma li nga xam ne dañu koy wax mooy bi ñu gisee ni feebar bi joxante bi ak wàllante bi ci dajale ak booloo ak joxante loxo ak loxo yu sellul yoxo yu setul président de la république dafa jël taxawaay bi wane moom ci wàllu taxawaay li muy digle def na ko ci wàllu raxasay loxo ñu wane ko def na ko ci wàllu jël les distances yi nga xam ne OMS moo ko recommandé mooy bu ñuy jegeyante na mètre nekk suñu diggante minimum démb ci mujj it mu jël conseil des ministres boo xam ni mu ko amalee nit ñi toog nañu réunion te bokkuñu ci bërëb dajaloo comme nañ daan dogaloo dajale ci salle bi donc tey jii li ñu war a gën a yokk mooy recommander et puis gën a farlu ci digle yooyu nga xam ne OMS moo ko joxe mooy loxo yu set mooy distance sociale et puis li koy gën a mën a yombal mooy toog ci biir kër yi donc tey jii am na couvre-feu boo xam ni tere na ni ñu génn diggante 8 heures ci guddi ba suba teel 6 heures mu nekk nag loo xam ni mesure d'urgence la boo xam ni dañ ko def pour protéger nit ñi bokkul ak
mesure du état d'urgence yi ñu amoon fii 1968 ba nga xam ni benn crise politico-sociale moo ko indi woon wala bu 88 boo xam ni benn crise politico-démocratique moo ko indi woon parce que dañ tukkee ci ay élection mu am ay jiixi jaaxa moo tax it état d'urgence bii nga xam ni voté nañu loi d'habilitation bi permettre président mu continuer di mën a liggéey ci cër yi nga xam ni député yu ñoo ko moomoon waaye ñu ci ñetti weer ñu may ko mu ci intervenir dafa bokk ci état de droit parce que état d'urgence ci biir état de droit la bokk ñetti situation mu koy indi muy péril imminent yoo xam ni ay atteinte grave la mën a jur ci ordre public wala ay yëngu-yëngu yoo xam ni dañu mel ni ay subversion yu mën a compromettre sécurité intérieure bi wala situation boo xam ni gravité bi mu graaw nuru na calamité publique te foog naa ne ci ñetteel boobu la ñu toll li muy maye nag moom rek la ñuy doxal moo tax ma ne ci état de droit la lalu parce que dinañu réglementer circulation bi dem ak dikk bi ci nit ñi dinañu indi ay zone de sécurité loolu moo lay may tey ji nga mën a jël ay nit yëkkati leen fa ñu dëkkoon yóbbu leen def leen quarantaine pour mën leen aar. mais lu jëm ci laaj bi Babacar laaj jëm ci wàllum jaxasoo yi am ba léegi marché yi nit ñi mbooloo yi nit ñi jaxasoo. waaye tam grand place ak yooyu lan moo tax ba nguur gi taxawu ci daal di koy dakkal. waaw nguur gi mi ngi ci góorgóorlu di ci def li mu mën di ci def it leneen lu mu laaj it nguur gi war na ko mën a def te dina ko def mais dafa fekk rek ni marché yi commencé nañu jël ay mesures am na fu nu koy yemale léegi te bés bu situation bi demee ba nu war a def leneen it foog naa ni nguur gi dina am taxawaay bu mat. mais jaxasoo bi du heure tëj marché 5 heures tëj marché 6 heures moo koy faj jaxasoo bi nit ñi jaxasoo ci marché yi ak li mu mën a jur ci wàllum jàngoro ji loolu mooy wax ji. waaw El Hadj il faut que nga xam ni nit ñi dañuy dund aussi nit ñi dañuy dund li nekk ci sa ginnaaw laaj foog naa ni war nañu mën a jàpp ni la ngay xaar mooy naka la ñuy demee ci confinement général kooku nag da nga koy waajal bu ko situation bi laajee nguur gi dina jël matuwaay yi jiital ci li nga xam ne moom la war a jiital mooy ndimbal li war a dem ci askan wi. est-ce que loolu fi mu toll nii président mi ngi koy xalaat confinement général. waaw man mënu maa wax lu nekk ci xalaatu président li ma jàpp ci confinement ak ni ma jàpp ni président noonu lay doxale ci mbir yi ba léegi dafa ànd ak sago di déglu ñi nga xam ni ñooy fajkat yi di déglu ñi nga xam ni ñoom ñoo ci am xam-xam lu mu laaj ñoom it ñu daal di def ay proposition donc décision yu président di jël yëpp daf koy teg ci ay laaj yu bare looloo waraloon sax d'ailleurs bi mu waree dem ci loi bi d'habilitation bi mu prononcé état d'urgence bi mu def loo xam ne dafa am solo mooy dajale réew mi yëpp foog naa ni ñetti taxawaay yooyu moo tax ñu war a am njortu gu rafet ci niñ ko yore. loi d'habilitation bi mooy li assemblée wote démb may sañ-sañ njiitu réew mi muy jëli dogal ci lu gaaw te du jaar ci assemblée nationale loola am nañu ci seen xel tey lool ne lu ne mën na caa xew président mën naa def lu ko neex te itam yéen ñi dénk réew mi mën ngeen a sàkkal pexe moomeelu réew mi ci loo xam ni xëy na kenn du ci xam dara kenn du ko gis. moo tax may wax ñaari mbir yoo xam dama bëgg nga déggaat ko bu baax benn bi mooy dañ ko teg ci état de droit ñaareel bi li ñu may njiitu réew mi ci wàllu sañ-sañ pour ñu xayma ko ni nit ñi déglu xam lan la dañu ko may rek parce que constitution bi moo bind état d'urgence tëgg ko ci anam yoo xam ne joxe naa ñetti situation yi ko mën a indi mais ci li mu mën a maye dafay may président mu mun a intervenir sur le domaine de la loi parce que domaine de la loi assemblée moo ci délibéré mu nekk ñeenti ponk muy sécurité muy santé muy économie ak yooyu loi d'habilitation bi ci boppam moo indi limite yi nga xam ne président mënu koo jéggi te dàqul ba tey saytu bi assemblée nationale di war a saytu dafa fekk rek ni dañu bëgg mbir yi gaaw donc li ñu koy may mooy muy décider par ordonnance ci li nga xam ni loi bi moo ko moomoon ci diirub ñetti weer loolu kese la amul leneen nag lu ci laxasu. mais quand même am na lu ci amoon maanaam dañ bindoon ne matière juridique ak yooyu lépp lu jëm ci wàllu yoon président da ci addoog yooyu mën na cee jël dogal ba après ça am na amendement ab boobu def ko ba gars yi dugal ko ci biir loolu nekk na loo xam te ne naroon na jur jaaxa ndax président lu ko neexul mu def ci wàllu yoon dara xam nga nit moom boo indee sa projet de loi da nga koy tëgg ci ni ko constitution bi digle wala ni ko ci principe yi digle donc bu amee député bu yëkkati kàddu indi amendement loolu dafa war a gën a dalal xel yi loolu dafay wane ni li ñuy diir du dara lu dul am capacité pour mën a dimbali nit ñi ci situation yi ñu toll parce que responsabilité boobu responsabilité wu chef de l'État la moo ko moom te taxawaay na taxawaayu kilifa parce que génne na yoon ne lii laa bëgg ñu def nii laa dajalee koom-koom bi pour ñu mun cee sukkandiku pour def li ñuy def
te woo naa réew mi yépp ñu ànd ak man donc dañ koy rafetlu Sénégal ñëpp tey jii benn gis-gis la ñu am lenn moo nekk seen kanam drapeau Sénégal lañu xool muy vert jaune ak rouge. waaye war nañoo bàyyi xel tamit ni ngeen yore alal réew mi loolu moom corona ak ñàkk corona moom buñ leen dénkee itam faaw ngeen may sañ-sañ nit ñi ñuy xool li ngeen di dogal ak li ngeen di jël ci alal réew mi fu ngeen koy def ba tax ma bëggoon la laaj sax 1000 milliards yi président wax ne dañ koy génnee ci wàllu koom ngir soutenir entreprise yi jëndal nit ñi dund 1000 milliards yooyu tey. lépp a yemb wala bu lépp yembul itam ñaataa génnagum ak ñaataa nekk ci taabal ci. 1000 milliards yooyu li nga ciy jëkk rafetlu mooy élan de solidarité bi Sénégalais yi déparé parce que dama jàpp ni ñaari mbir ñoo ci ëpp solo mooy dogal yi président génne yëpp wàcce ko dafa am benn unanimité ñëpp ci ànd classe politique bi société civile donc ñu ngi leen ciy gërëm parce que loolu mooy taxawaay bi nga xam ne moo niroog Sénégal ñaareel bi it mooy ci li nga xam ne état bi. moom la amoon comme budget parce que boo demee ci am budget wu 4000 milliards nga yëkkati 1000 milliards yoo xam ne dafa am nu muy mele faaw bala boo ciy génn il faut nga defaat beneen cadrage budgétaire donc 1000 milliards yooyu dina génne ci ressources yi nga xam ne moom la état bi am dina génne ci li nga xam ne am na lu commencé rot yi jóge ci banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest yii jóge ci diggante yi ñu am ak ay BOAD yii jóge ci diggante yi ñu am ak BAD yii jóge ci war a jóge ci ay diggante donc pomme la boo xam ni yoon yi muy génnee yëpp identifié nañ leen boo dégloo sax d'ailleurs communication ministre de l'économie ministre des finances et du budget démb ci yoo xam ne ubbi na ligne de crédit yi yoonu crédit yi nga xam ni ñiy soxla xaalis bi war ko génnee moom mu nekk ministre développement communautaire wala yeneen ministères yi wala ministre de la santé seen ay yoon ubbi nañ ko ndaxte xaalis boobu dafa nekk ci compte boo xam ni coordonnées compte yi nit ñi am nañ ko te foog naa ni dara weesuwul te dara jotagul lu dul ñu yëkkati xaalis bi liggéey ci ba pare delluwaat ci assemblée nationale wane dërëm bu ne fu mu jógee ak 15 bu nekk naka lañ ko dépensé. mais ñu bëri ñu ngi wax président moom ak fonds politique yi situation bi toll nii muy wax gars yi cotiser leen gars yi di contribuer ak yëpp moom kenn déggu ko joxeegul lu xew. président dina joxe te li mu war a joxe incha allah dina ko wax te président tàmm na di joxe parce que mun naa la wax rek ci benn lu wàllu lutte contre le cancer ci wàllu cancer bi. lu bare tibb na ko ci alal ji nga xam ne dañ ko jox pour mu delloo ko ci askan wi am na lu mu ci tibb def ko ci te lii li mu ci war a tibb dina ko tibb. ci wàllu tibb tam ministre Mansour Faye bi ñu dénk lépp lu jëm ci tollale wërsëg askan wi ci ñam wi nga xam ne bëgg ngeen ko jënd jàng nañ ci kayit ne di ngeen jënd ceeb ak diw bu bëri naka noonu vermicelle ak macaroni dañoo dégg ne da ngeen cee bëgg a seppi waa Ndakaaru da ngeen foog ni Ndakaaru gépp suuram. déedéet seppi wu ñu am Ndakaaru foog naa ni xëy na yow da ngaa jàpp ni Ndakaaru ay jawee nag ay sekkeen rek fi dëkk ñaar moo am dafa am loo xam ne da nga koy jox ñi néew doole loolu état bi am na fichier yoo xam ne ci lay tàmm liggéey ànd ceeg autorité yi beneen bi it mooy dafa am loo xam ne ñëpp a ko bokk soxlandoo parce que lekk gi am na waaye këru liggéeyukaay it il faut que ñu jàppale leen donc yooyu yëpp ci ay xayma la ci ay liggéey ci ak ay démarche yi li ciy nekk mooy équité mooy justice mooy transparence jërëjëf Seydou Gueye vermicelle bi nag bu leen ko yemale taax na ci ñëpp jot. jërëjëf waa Pikine dinañ ci am incha allah. yéen doog jàmm jërëjëf Babacar yéen doog jàmm. jërëjëf Seydou Gueye ministre conseiller en communication de la présidence de la République jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène mbokk yi jàngeen jëf yéen doog jàmm RFM matin geneen ëllëg incha allah 6h du matin.